bismillahi rahmaani rahim mbokk yi dal leen tey fii si makkaana maam Ibra Njaay mu leen di wax bismillah di fas yéene waxtaan ak yéen si ay mbir yoo xam ne mbirum jamono mi mbir yoo xam ne yu doy waar mbir yoo xam ne kenn waru ko jàllale gannaaw, kenn waru ko nëbb, kenn waru ko tam-xam lu dañu si war a jóg ñun ñëpp taxaw ñu sàkkee suñu yërmande borom ba pare ñu ne di dal àddina bi du jàmm du salaam ñëpp war si jóg indi si seen pexe nag xel la, xalaat la, jëf la. ñun duñu takku di leen wax kawoon lawoon na woon fawoon. Nous les patriotes panafricains engagés pour la lutte de la survie du continent nga xam ne suñu pas-pas mooy jóg xettali suñu doomu aadama Africa, ñun ñi nga xam ne ñu ngi sukkandiku ci Africa Diaspora Association di pencum doomu Africa, di aar doomu Africa. mu ñuy wax loolu yépp aada mooy aada boo xam ne mooy aada boo xam ne dangay jël say baaxu maam nga ji ko, soo ko jiyee ngir mu jëriñ nga xam ne jamono ji daf ko soxla, jëriñ boo xam ne dafay law ngir suuxat jàmbaar yi nga xam ne ñooy taxaw xettali seen réew, xettali seen askan. moo tax waxtaan wi dafay sukkandiku waat si li nga xam ne mooy Facebook. su demee si Facebook dafay jokki yoo xam ne ay xabaar la yoo xam ne daf koy tënk ñëw indi ko bokk ko yéen mu nekk Facebook wala faj bokk. bind bi benn la, si fees bi ak faj bi benn la, bokk bi ak bugg bi rek ñoo wuti. ñun bokk bi dañu jël yëkkati ko def ko li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la ñu yàlla dénk, bokk ak sa askan, sa tiis, sa naqar ak sa bànneex. li xew nag dafa nekk loo xam ne weesu na doy waar. fu nekk si àddina bi ay jàngat da nga fay jóge. boroom xam-xam yi, boroom diine yi, waa politique yi ak ñeneen ñoo xam ne ay nit la rek yuy dem seen yoon, suñ leen woowee suñu taxawee ñu laaj leen mun si xalaat, ñu indi si loo xam ne ku si xoolaat ko, seggaat ko, dangay ànd ak ñoom rek ndaxte àddina bi ba jaaxle. dafa am nag ñoo xam ne yàlla daf leen may ci seen gëstu ñuy indi loo xam ne ñeneen ñi xamuñu ko woon. ñun suñu demee ba loolu nekk loo xam ne duñ koy gis, duñ koy jël daal di ko bokk ak yéen, mooy li nga xam ne moom la leen di may tuuti ngeen déglu ko ñu ñëwaat ci waxtaan bi. Plus les lois qui gèrent le monde, ni les gouvernements, ni la politique, mais uniquement les multinationales et les grands groupes financiers. Et toute décision politique, même celle prise pour une pandémie qui n'existe pas, est assujettie à un plan pour continuer à agrandir les écarts entre les très riches et les très pauvres et supprimer la classe moyenne dont vous et moi faisons partie. Ouvrez les yeux. On ne s'occupe pas des très pauvres pendant cette pandémie. D'ailleurs, on n'en parle pratiquement pas aux infos. On soutient les plus riches et ceux depuis le début de la pandémie. On restreint les libertés de toute la classe moyenne en les empêchant de continuer à gagner leur vie et de vivre convenablement. Mais comment arrive-t-il à faire ça? Tout simplement car aujourd'hui, 1% des plus riches détiennent 48% des richesses mondiales. En 2019, il y avait 388 milliardaires qui détenaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. En 2011, il était 177. En 2012, 159. En 2013, 92. En 2014, 80. Et en 2020, on
milliards de dollars. Carlos Slim de Magna Téléphone, 67,1 milliards de dollars. Et puis il y a Charles et David Koch pour tous les deux 60 milliards de dollars chacun. Larry Ellison de Rax pour 58,5 milliards de dollars. Michael Google pour 50 milliards de dollars. Larry Page de Google pour 48,8 milliards de dollars, mais aussi Sergey Brin de Google aussi pour 47,5 milliards de dollars. Jim Walton pour 46,4 milliards de dollars, Robert Walton 46,2, Alice Walton, les trois de Walmart pour 46 milliards de dollars. Manhattan de Thomson pour 45,3 milliards de dollars. Il y a Françoise Bettencourt-Meyer de chez L'Oréal pour 42,2 milliards de dollars. Mukesh Ambani de Reliance Industrie pour 40,1 milliards de dollars. Jack Ma de Alibaba, 39 milliards de dollars. Sheldon Adelson, promoteur, 30,5 milliards de dollars. Wakayan d'Evergrande pour 29 milliards de dollars. Lee Kashin, promoteur amateur, 23 milliards de dollars. Lee Shoki de Anderson, 26,8 millions de dollars. Van Jialin d'Alien Wanda Group pour 14,2 milliards de dollars. Nous sommes dans l'ère où les écarts entre pauvres et riches s'accroît de jour en jour. De plus, il faut savoir que mbokk yi su ngeen ko gis bu baax tam dégg ngeen ko ma jëg sa toogaat bu baax gën a janoog yéen toogaat bu baax a baax ngi gën a ak yéen ndaxte lii nga xam ne dégg ngeen ko mu nekk loo xam ne dafa yéeme ñaar fukk ak juróom benn nit ñi nga xam ne ñoo akimoo alalu àddina bi ñoom lañ leen doon limal léegi ñooñu nag alal bi nga xam ne duñu ko jël alal boobu moom moo leen tax jóg ñu lëkkaloo seen biir di taxawal li nga xam ne mooy ay pexe bi ñu tuddee le nouvel ordre mondial. Le nom nouvelle N le commencé, ordre O le commencé, mondial M le commencé, soo leen taqalee mu nekk nom mu nekk tur misaal ngi noonu foofu tur boo xam ne moo nar a akimoo àddina bi def ko ci turam di ko doxalee ni mu ko bëggee seetu si suñu borom seetu si li nga xam ne mooy doomu aadama li mu ci seet rek moom bëgg-bëggam ak ni mu gisee ni àddina war a doxee ni ñu def ba am alal boo xam ne alal la boo xam ne du jeex noonu noonu bu ko defee pour jël àddina bi def ko du nekk xaalis mais moomeel lay nekk ndaxte xaalis du jëriñ dara lu dul nga jënd li nga xam ne moom nga bëgg seen xaalis boobu nag nañ bëgg jëndee àddina bi ñu koy jëndee du ñuy aw si politique yi aw si ñi nga xam ne ñoom tam gëmuñu dara lu dul alalu àddina ak bànneexi àddina jiitu lu nu yàlla ñii nga xam ne ñoo jóg taxaw ne àddina ni muy doxee ñoom neneen nañ ko gisee neneen nañ ko bëggee te doomu aadama yi duñu bari ba nga xam ne ngir ñu mun a nekk ci kaw suuf di dund loolu mënul nekk il faut ñu wàññi leen foofu nañu joxee nag jógee nag xalaat ne nouvel ordre bi ba mu sosoo ba léegi depuis Égypte pharaon yi nga xam ne foofu la maçon yi sosoo di tabax ñu jóge foofu aw fa nga xam ne mooy Babylone jóge foofu daal di law ci àddina bi ba nga xam ne dugg na Rome dugg na Grèce dugg na ci yeneen empire yi de Byzance dugg na di law ba dugg ci li nga xam ne mooy pexe capitaliste yi nga gënoon ràññee ci àddina ba muy les impérialistes di law ba dugg ci communistes yi ba nga xam ne léegi ñoom ñoo ak moo soo demee foofu ñuy wax Chine xam-xam ak pexe yu bees yi nga xam ne moo xew sa foofu la jàngoro bu bon bi jógee ñu ne loolu yëpp ay misaal la waaw ñu ne wàllu léegi nag waaye wala suñu borom nañuy woow ngir mu xettalu nu ngir mu dimbale nu ngir mu wan nu yoon ngir doomu aadama jóg wut li nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne su fa awee
dana mucc si musiba bi nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne fa mu jógee ñu ngi xalaat ne si seen pexe la jóge ñoom ñoo doon wut ba nu ko yàggee def ay moyens biologiques pour entrer dans une guerre boo xam ne bombe atomique doyetu leen parce que créé nañ bombe boo xam ne diñuy jël gas ko suul ko si suuf si àddina bi ay milliers de mégatonnes la yoo xam ne suñu jëlee si tuuti rek tàkkal ko àddina mun na tukki àddina ñu ne déet waa ñu jóge foofu di wut bés bu nekk ñu ngi wut pexe rek pour seet naka na ñuy wàññee doomu aadama naka la ñuy faagakale li nga xam ne mooy doomu aadama naka na ñuy jógee taxaw ne suñu borom yow sa gis-gis sa liggéey sa bëgg-bëgg ñun ànduna si ñun am na leneen lu ñu gëm loolu moo tax lii bi ngeen ko déggee ñun ñu dégg ko ñu si jóg liggéey si liggéey boo xam ne li ñuy wax rek kawoon la woon na woon fawoon di jéem a waxtaan ak yéen ngir yee leen ngir jottali leen di ngeen xam ne amuleen woon moyen wala amuleen woon jot pour dégg ko wala ngeen gis ko ñu jël ko gis ko jël ko indi ko bokk ko ak yéen mooy tax ñuy wax du ñuy jiital gëstu suñu gëstoo dem si Facebook ñun fay jukki li nga xam ne ay xabaar yu am solo comme xabaar yi nga xam ne moom ngeen dégg léegi suñu ko indee dañu ko indi def ko Facebook nag mu nekk faj bokk nekk faj mbokk lépp pour xet li doomu aadama di leen waxati du ñu bàyyi kenn du ñu bàyyi lenn du ñu bàyyi fenn xel war na am lu muy jëriñ li muy jëriñ suñu sukkandiku suñu aada ji ko ngir mu meññi jëriñ meññi ñu jëf suñuy jëfee jël suñu jëlee jokkoo suñu jokkoo gërëm suñu boroom xam ne ay lii yëpp ay xéewal la yoo xam ne daf na ko baaxeel ñu ko si sant di ko si santaat ñu ñëwaat léegi nag si waxtaan bi nga xam ne moom ngay dégg si njëlbeen mooy ñi nga xam ne ñoo akki mu alalu àddina bi ñoo laal plan bi nga xam ne mooy le plan bi nga xam ne qui consiste à créer une pandémie à créer des moyens de s'enrichir et de diminuer, disons, le nombre de populations de ce monde, de créer, disons, d'autres possibilités à travers la Big Pharma, après le Big Data. Le Big Data, c'est le G5 qui leur permet, disons, de créer une puce, de créer un moyen, disons, de s'introduire partout et en chacun de nous. De pouvoir créer à partant, disons, de la nanotechnologie, des moyens, disons, de manipuler chaque être humain sur cette terre. Processus bi jóg na bi nu ko xalaatee yàgg na ñi ngi koy dérouler ba léegi tey jii ñi ngi wax ne baadu vaccin bi nga xam ne moom la ñu yëkkati du ñu si dugal moyen boobu xam ne duñ ko dugal sa corps pour contrôler tous les êtres humains de la terre et pouvoir faire de ce qu'ils veulent. Si jàngat boobu nag dañuy taxaw tuuti ñuy dëkkaat si duñ si defoon benn chronique ñuy wax la chronique géopolitique de Mame Ibra ndi jàngat loolu waxtaan seeg yéen ñuy ànd xalaat si ndaxte li ñu dese si àddina ngir ñu dund boo xam ne dund bu am njëriñ la il faut ñu def ko ak xel ak xalaat loolu moo tax ñu ne nañu bokk yéen xeltu bi ak xalaat bi ñu ne bismillah laa koy tàmbalee au nom de Dieu. Assurément, le monde est pris en otage par des puissances occultes dont le projet est la réification des humains. Puis l'anéantissement de l'entité négative qui dit oui à Allah. Hic et nunc,
il est impératif de nous dire que les jeux sont faits, the game is over, et que Satan, l'ennemi éternel de l'homme, est parvenu à le détourner de la foi et de son Créateur. Car de partout au monde, et la folie collective et le saut qui peut et qui veut être un rescapé de la pandémie qui se propage et ne laisse aucune alternative aux zombies que nous sommes. Et pourtant, si on se donne l'appel de lire et d'écouter le message du Créateur, il est édifiant et nous met en garde vis-à-vis des marchands d'illusions et des sortilèges émis par les ennemis de Dieu. Allahu Akbar. La fin du monde peut être perçue à travers les scénarios que les virus et autres poisons s'emploieront à nous inoculer et ainsi faire sombrer et la gente humaine et sa foi dans le gouffre vital. Allahu Akbar. L'heure est venue, le moment fatidique où notre vanité et nos orgueilleuses connaissances et sciences se diluent dans le néant de nos capacités face à cette créature invisible qui est le coronavirus. Allahu Akbar. loolu moo nekkoon la chronique bi nga xam ne dina ko rëddoon bind ko ngir wax ko ngir ngeen dégg ko ñu koy tekki nag léegi ci wolof ngir ñeneen ñi nga xam ne seen dégg-dégg xëy na si mbir mi dafay xaw a des ñu seet naka nañ koy gën a bokk ak ñoom ngir ñu mun ko gën a jëriñoo du ñu ne ala kulli haal àddina bi dafa am ñoo xam ne duñu ko jël def ko seen moomeel ay nit ñi ay ñoo xam ne nag duñu nekk ci ay kuréel yoo xam ne du ñuy nëbbatu wante li nga xam ne mooy seen di mébét mooy tënk doomu aadama ba ñuy aw ci ñoom li na bëgg ñi nga xam ne nag bëggunu aw foofu duñu leen di faagaagal ndaxte ñooñu duñu bañ ndaxte ñoom li nu gëm ak ki nu jiital mooy Allah ma ne ñooñu ñoom duñu leen di faagaagal ñu ni fii ak tey nanu xam ne ñooñu su leen toppee dañuy wax rek ne wure ba dem na kan wax mag dem na dañ taali mooy lépp jeex na seen plan defar nañ ko taxawal nañ ko kenn mënut ci dara rek day sotti ndaxte jiital na loo xam ne nit ñëpp dañu fàtte kuy seen borom li ñu topp rek ñoom li ñu bëgg ak li nga xam ne dina ko indi taaj ko muy pexe boo xam ne pexe la boo xam ne pour mucc ñëpp fàtte nañ yàlla demoon nañ jamono ñuy tëj jàkka yi ba nga xam ne nit ñi jullee ci sër bi nga xam ne suñu borom daf leen ko tegtal ñu war di ko def même suñu nekkee ci xare ñu war a taxaw di jullee ndoo ñu ne leen non déedéet dajaloo bi léegi mënatul am ku nekk na demal sa bopp corona bi ñoo imposé loolu ci seen gis-gis yi nga nit ñi xam ne duñu jiital xam-xam c'est seen xam-xam boobu am nañ fi ne xam la boo xam ne dafay seey ci Mali Poros ci dara ci tus wante ñoom ñoo amee lépp loo xam ne mooy pexe àddina ñoo amee alal ñoo amee jumtukaay ñoo amee lépp loo xam ne ngir doomu aadama mucc il faut nga aw ci seen loxo boobu nag mooy pexe yi ñuy laal ñu wér di dem ñu ne
fépp foo munti dem nit ñi tàggoo noonu seen sago ku nekk yaa ngi jéem a rëcc yaa ngi jéem a daw feebar bi nga xam ne yaakaar nga ne su la dalee daf lay yóbbu àlaxira ba nga xam ne dangay tënku rek si li nga xam ne moom nan lay wax ak ñoom li la bëgg def si yow danga koy nangu soo ko nangu dangay nekk nit koo xam ni dootoo nekk ci nit mbindeef ngay nekk boo xam ni lu la neex nga defal leen ko lu nu bëgg nga defal leen ko lu nu lay contrôler ndaxte dugal na si yow ay pexe yi bi ñu duggee sa commencé na yàgg na képp koo xam ne am nga téléphone portable rek xamal ne déjà tu es fiché numéro bi lay jox ak renseignement yi lay jox pour nga mun a nekk si pexe yi nga bees yi ñu lal tëral ko maanaam muy Facebook muy WhatsApp muy YouTube muy leneen ak leneen du jeex boo si dugg rek danoonu la laaj yaay kan fan nga juddu la nga doon fan nga jàngee ñaata at nga am danoonu la laaj ba gën la xam yow sa bopp dangay dem sa ba fàtte yow yaay kan ne ñoom loolu yëpp tracé nañ ko bind nañ ko tëral nañ ko mun nañ la xam li ne xam tam fan nga dëkk nga xam ne ñooñu soo amee téléphone portable rek jeex na waxoon ma nag leneen ak leneen yoo xam ne ñu ngi ko si indi di ko si yokk moo tax ñoom ñu xalaat ne the game is over, les jeux sont faits wure ba dem na kën waxam mbaat dem na ndeñ taali waaw ñu ne la déedéet ñu gëmuñu ko ndaxte su fekkee ne ñun taxaw nan delloo si suñu xel jubluwaat si li nga xam ne mooy li nga xam ne moom na suñu borom di wax si téere yi nga xam ne dafa ànd ak yonent yi ànd ak wàllu yi suñu dégloo suñu borom li nga si wax nanu ne moytu leen ma ñi nga xam ne naan na leen réeral ñi nga xam ne ñooy seen di noon suñu borom wax na ko si téere gi yëpp wax gën na ko wax gën ko fi ne si Alxuraan kay waaw mu ne leen nag ñooñu ñooy seeni noon ndaxte ba ma leen bindee du ñu jóg taxaw ne lu tax ma leen di bind doomu aadama di leen ci loo xam ne ñoom rek ñoo ko yeyoo kooku mooy seytaane kooku mooy satan kooku mooy iblis kooku mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom si àddina bi léegi mu may leen lépp may leen xam-xam may leen pexe may leen alal may leen taar may leen lépp loo xam ne moom na ñuy ëlëmalee doomu aadama moom nañ koy naxee moom nañ koy yóbboo moom nañ koy këfee moom na ñuy indi teg ko ba ñoom ñu fàtte kan mooy seen di borom ñu ne ba nga xam ne àddina bu tukki mën nañ ko gis léegi si li nga xam ne mooy pexe yi ñu lal di ko tëral di ko indi ñu koy gis muy feebar yi muy pexe yi nga xam ne moom nañ doon limal léegi ci kaw dara taxul nag mu am lu dul rek ay doomu nit ñoo xam ne doomu waxwa sa aadama ne doomu seytaane la ñoo bëgg àkki moom àddina bi jël ko moom ko def ko ni ko bëggee jël ñi nga xam ne soxlawul leen ñu jël leen wàññi leen faagagal leen li des muy alalu àddina bi mu des ak ñoom ñu koy fulal di ko yokk ba lépp loo mënoon a xalaat ne bànneex la boo xam ne doomu aadama mën na ko am ci suuf
fii ba abadan ñoom duñ koy jël ak moo ko ñoom ak seen njaboot ñoom ak seen ñi nga xam ne ñoo askanu seytaane ak mbindeef yooyu nga xam ne ñoo weddi suñu borom loolu nag